asalaamaaleykum mbokk yi di am mbégte di leen dalal ci seen numéro bu bees bu émission Njaacaar tey nag dañu fas yéene waxtaanee phénomène mbëkk mi nga xam ne mooy jeunes yi nga xam ne dañuy jël yoonu suuf si wala yoonu géej gi ngir uti Europe ngir am foofu une meilleure vie ñu dëgg la ne nag du phénomène bu bees mais ràññee nañ ci fan yi ne que phénomène bi dafa jugaat lan moo ko waral loolu la ñu fas yéene waxtaanee tey ak suñu invité yi nga xam ne teew nañ ci plateau bi kenn ci ñoom di Issa Saka di coordonnateur de projet bu Nations Unies bu Office des Nations Unies contre la drogue et le crime monsieur Saka ñu ngi lay nuyu di la dalal ci suñu plateau. Lalla maa ngi lay fay di la remercier waa ITV di nuyu également ñi ma seqal waxtaan bi professeur Songué sama mbokk mi Ahmed ak yow di am mbégte loolu ci invitation bi. ki koy wutu di Ahmed Fall moom candidat la mën nañ jàpp ne candidat la woon à l'immigration tenté na yoon bi ñetti yoon mu ngi fi waat fii tey mu toog tey fii ci plateau bi ngir apporter ñu témoignage am ci loolu nga xam ne dund na ko. Ahmed ñu ngi lay nuyu di kontaan ci wuyu bi nga ñëw ci plateau bi di la dalal. jërëjëf soxna Lalla maa ngi lay nuyu di nuyu sama naataango yi toog professeur ak sama mbokk mi di nuyu waa kër gi directeur général ba ci gardien bi di nuyu technicien yi di nuyu population wu Yaraax bi mu jógee di nuyu encore une fois jeunesse su Sénégal fu ñu mën a ne ci biir réew bi ak ci bitim réew di leen jaajëfal ci invitation bi ndax li ñu war a waxtaanee dafa am solo lool ñuy ñaan suñu borom dimbali ñu kàttanal ñu ba lépp li nga xamante ni wax nañ ko fi rek muy njëriñu sénégalais ak sénégalais yi encore une fois di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu ki nga xamante ni yàlla moom la teg ci bopp réew bi muy président Macky Sall ak mboolem opposition yi rek ak mboolem acteur de développement yi ak mboolem opérateur économique yi yëpp boo gisee ma leen di nuyu rien que pour rek ñu xool solution ba nga xamante ne vraiment day njëriñ jeunesse su Sénégal jërë ngeen jëf ñu ngi leen di déglu nag ci waxtaan bi rek. incha allahu rabbi lépp lu ngeen ñu laaj rek ci wàllu dam bi ak métit bi ak solution incha allahu rabbi fas yéene nañ ko yaatal ci plateau bi incha allahu rabbi ba ñëpp jëriñu ci soxna Lalla. Ahmed ñu ngi lay jaajëfal waxtaan bi nag comme d'habitude dañ ciy ànd ak ki nga xam ne mooy professeur Songué Diouf yow moom plateau bi sa plateau la duma la ci dalal danaa ma bàyyi la rek nga nuyoonte ak suñu invité yi. waaw du nuyu ñëpp di am mbégte dellu ci Njaacaar gannaaw bi ñu toogee ñaari semaines yoo xam ne defuñu ko ndax actualité bi nga xam ne mooy wàllu gàmmu bi. di nuyu ki nga xam ne moo di Saka ak sa invité di Ahmed. di jaale comme ci mbëkk la ñuy wax xam nga ne fi mu nekk di fan yi weesu. bëri na ay doomi réew mi yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñuy jaale njaboot googu yëpp ni mu ko waxee nag di ñaan waxtaan wi am lu mu jëriñ askan wi wasalaam. laata ñuy dugg ci waxtaan bi nag dañuy ànd ak ki nga xam ne mooy Cheikh Sall ñu am na benn jàngat bu ñu ci defal ñu setaan ko doog a dellu ci incha allah ci plateau bi. Barça wala Barsaq lëkkale ñaari baat yi sax ngir aju ci umpale gu mat li nga xam ne moo di Barsaq ndax wutali biti réew jar na tayle bakkan loolee ab njàngat bu yaatu am na ci lan moo waral jamono ji ndaw ñi jëlaat gaal yi wutali biti réew ba suñu ci ëpp di ñàkk seen bakkan loolee di waxtaan woo xam ne jar na jooyal ci penc mi ñu war a pencoo lii ngir mën koo mën a saafara gouvernement bi ñi nga xam ne ñoo di waajur yi ba ci ñoom tout tànk yi ku ci nekk war a mën a delloo sa xel lay wi ñu ci ëpp moo di dama bëgg a tekki dimbali samay waajur ndaxte dañuy dund ay jafe-jafe waral ñuy jël ay gaal di ci fay ay koppar yu bari ngir wutale biti réew jéggi nañu sax ñi ciy faatu waaye ndax dem biti réew mooy tax a tekki loolee moom amul benn garantie bu ci am bari na ñu fa nekk ci loo xamante ni bii jaar na yoon te bu ñu toogoon fii ci réew mi mën naa am seen wërsëg fi la nekk ndax ku nekk suñu borom wërsëgam am na fu mu ko booleeg moom boolewuñu kenn géej gi ngir mu wutali biti réew ñi siy ñàkk seen bakkan ëpp ñi siy mucc loolee nag war nañ cee def am xalaat gaal yi ñuy jël jaar si ndox mi du yoon gaal yi ñuy jël wutali biti réew du lu war donte jafe-jafe dëgg am na si réew mi ñàkkum xëy mi ndaw ñi amatuñu yaakaar si li nga xam ne moo di ëllëgu réew mi waral nag ñu wan ko ginnaaw ndax dañuy daw li fi am loole it du pexe dëgg nag war naa am mu jóge si ñi nga xam ne ñoo di kilifay réew mi ñu jox confiance dëgg ndaw ñi ngir ñu toog fi si biir réew mi liggéey bu mucc ayib bu ñu mënee gisee seen bopp am nañu yoon ñoo xam ne dañuy bàyyi sax seen liggéey jël lu toll si 400 000 francs jëm sax 500 000 francs
fay ko ngir wutali biti réew te amaana bu ñu investiroon fii si réew mi am si liggéey bu mucc ayib waajur yi kenn du leen mën a fàttee ginnaaw ndaxte am na suñu bëri ñoo xam te ne bi ñooy influencé dugal si bopp seen i doom ña dañoo war a tekki ndaxte diw sàngamkat jënd na oto wala yóbbu na waajuram màkka te it war ngaa mën a def lu ni mel yem ba yegg sax yenn waajur yi di tegg seen i natt di ko jox seen i doom ngir ñu wutali biti réew jaaree ko si gaal gi ndax loolee kat daanaka mooy tayle sa bakkanu doom te loolu yépp nag mën nañ ko mën a maytu ñeneen ñi jël yoonu suuf si it benn atte bi la ñu mën a am ak ñoom ndax loolee yépp du xalaat tukki gaa yoon la aw si yoon wu leer te mucc ayib loolee moo gën tukki nag taxuta tekki loolee na ko ñépp xam jarul tey la sa bakkan ndaxte ne da ngay teral sa waajur ba ñàkk sa bakkan moo di lor see waajur lor sa bopp lor sam réew ay gone ko mën a tabax te gone yooyee faaw ñu toog si biir réew mi Europe ni mu mel tey ay ndawam ñoo ko def démb suba nu suñu réew war a mel suñuy ndaw ñoo ko war a def tey jii lii di waxtaanu kaay woo xam ne Lalla Ndiaye ak ay njàccaaram dinañ ko yëraat ko ngir mën a wut si saafara soosee réew mi yëpp nga koy xaar. di ko jaajëfal bu baax moom Cheikh Sarr ci élément wam boobu may commencer rek ak monsieur Issa Saka naka nga jàngatee d'abord phénomène bi nga xam ne mooy phénomène mbëkk bi gisoon nañ ko fi peut-être en 2013 ba 2015 ren mu jékki-jékki phénomène bi jugaat ba ndaw yu bari ñu ngi nii di ci ñàkk seen ay bakkan lan nga yaakaar ne d'abord moom moo war a indiwaat lan moo indiwaat retour phénomène bi. waaw jërëjëf Lalla damay tàmbali par jaale comme ni ko professeur waxee famille ndaw yi nga xam ne ñoo loolu ci mbënn mi ci mbëkk bi plutôt mu nekk loo xam ne lu tragique la parce que ay ndaw yoo xam ne ñu ngi toll ci dimbali seen waajur dimbali seen dëkk bu ñu demee mel ni dañuy xaru à la limite parce que dañu ba perdre espoir loolu lu tragique la ci dëkk parce que ndaw moo war a nekk ki war a tabax dëkk moo ko war a suqali phénomène bi nag comme tu l'as dit du lu bees dafa am fan yi relance bi mu am mais lu yàgg am la te aussi il faut dire que du Sénégal seulement la amee phénomène boo ko xam ne dafa concerner le monde entier surtout pays yi nga xam ne dañoo nekk pays yu néew doole suñu pays yi nga xam ne Afrique globalement ak yeneen continent ndaw yëpp dañuy am envie améliorer seen condition de vie bu ñu amul nag espoir boo xam ne seen dëkk lañ koy gisee dañuy jëmut pexe mais na nit ñëpp xam ne du lu bees lu fi yàgg am la daa gën a fës nag fan yi dina mu gën a fës nag yaakaar naa ne ay raisons yu bëri la mais lenn li ma ci war a wax ci jàpp ne moo tax mu gën a fës fan yi mooy situation bi ñuy dund muy Covid bi wala coronavirus. nga xam ne phénomène mondial la pandémie la dem na ba poos yëpp fëq na loolu nag day gën a impacter dund jeunes yi koo xam ne daaw wala daaw jéeg sa dund métti woon na bi corona bi ñëwee dafa gën a tar nag boobu tax na ba finalement jeunes yi mel ni dañuy jëngu pour jéem a autre solution définitive wala solution temporaire si seen situation donc loolu bokk na si li ko war a expliquer mais comme je l'ai dit sànq du phénomène bu bees phénomène boo xam ne yàgg na fi am may laaj rek ki nga toftal di Ameth yow tenté woon nga dem est-ce que mën nañ xam ban yoon nga jaaroon d'abord ak noo def ba dem ak lan moo la poussé woon pour nga dem. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim comme xel day fatu avant tout dañu waroon jaale sax suñu frères yi nga xamante ni dañoo des ci mbir mi département bu Kébémer ba ci Saint-Louis suñu coordinateur association Lamine Diop foofu la dëkk quartier bu ñuy wax Pikine ñi ngi jaale ñi nga xamante ni ñëpp des nañ fa suñu borom yërëm leen jéggal leen xaare leen àjjana bi jaay Muhammad donc mbir mi li ko sabab parce que ñun suñu voyage 2006 la 2006 ak 2020 bi daanaka li ko sabab rek même cas la rek mooy pauvreté ak ndaw ñi ñàkk ci lu ñu jàpp xëy na am nañ ci part de responsabilité ndax boo juddoo ba mat dugg école say waajur dugal la école xëy na manque de moyen
nga teel a bàyyi jàng amoo métier. yaakaaroon par exemple comme man côté bi ma dëkk côté Yaraax bi ak Thiaroye di dund ci géej gi. dam ba géej gi pollution bi wala ak yeneen détails yi nga xamante ne xëy na duñ ci dugg ci wàllu géej gi dam ba jafe-jafe am parents yi nga xamante ne ñoo doon yor njaboot gi mënatuñu xam nga jëndal seen fourniture seen i doom yi mujj bàyyi jàng léegi mënatuñu dem di nappi si biir ndax fi ñu war a dem seen gaal yi amatuñu accès pour dem fa ndax li nekk ci géej gi kenn mënul wax lépp. moment boobu 2006 pauvreté bi gën a yokk da ngay gis père de famille ba nga xam day am ñetti soxna la mu yaakaaroon muy géej bi doxatul pollution bi ak yeneen yi si biir xam nga ñëw ne dèjà ñuy dem pauvreté day gën a dugg ñàkk day gën a dugg boobu xale yi xëy na dafuñu ci ñoom peut-être éducation ba nga xam ne dañu am gëm-gëm xam nga jàng métier mais malheureusement pauvreté bi gën a dugg mbir mi feeñ en 2006 ci Yaraax comme ni ko sama naataango bi waxee rek mbir mi yàgg na depuis cinquantaine ba léegi mi ngi fi. donc ci pàcc yëpp la ci monde bi boo demee côté monde arabe bi ñu ngi dugg boo demee côté Mexique bi ñu ngi pour dugg pour États-Unis maanaam lu yaatu la mais peut-être dafa bëri façon. mais ñun suñu problème mooy lan ñàkkum am xëy. pauvreté bu metti bi mu duggee nag en 2006 ñun ci lañ jaayante ñu ngi duggee Yaraax Tefes. quartier bi ñuy wax quartier Mbay Sarr foofu la ñu duggee capitaine bi mu yóbbu woon sax ba léegi mi ngi dund ku gëm boppam la jàmbaar la. bi ñu demee ñun foofu la ñu déparé ñu ngi nekkoon 102 personnes ak ay doomu Yaraax xëy na dinañ ma déglu. bi ñu déparé daf nañ 5 jours. 6 jours 7 jours ñu am problème machine ak yeneen yi nga xam ne xëy na xale yi fan yi maa ngi gis ñuy toog ci télé bi di ko expliquer ay yu kenn xam yi nga xam ne duñ ko expliquer ci télé bi maanaam yooyu yëpp ma leen di wax ni loolu am na ci biir géej gi parce que man Ameth dund naa ci lu ne. parce que 102 personnes wala 103 personnes ngeen dem waroon am programme 5 jours maximum yàlla daf jafe-jafe am. 45 ñibbisi 45 yi si ñibbisi jëmm ji di ko nettali tey jii nii am na ñi nga xam ne ñëpp ci ndox mi lañ leen sànni am na ñi nga xam ne ñëw nañ biir Yaraax feebar mbir mi jàpp leen ba ñu des. donc bu ma toogee fii nag di ko expliquer ci métit tey jii nii sama métit bi sax man yëgatu ko ndax li xew semaine bi vraiment dama naan man jaratul mooy expliquer sama jaar-jaar parce que ku gis semaine bi li am rek vraiment léegi lan lañ war a wax. solution nan la ñuy def mais dam bi metti na lool du xaru nag wax dëgg yàlla boo demee ba fa nga dëkk amatoo fa yaakaar nag wax dëgg yàlla suñu borom nee na la bu la neexee nag mën ngaa gàddaay uti xam-xam waaye nag xëy na ñoom fi ñuy jaar xëy na ñàkk yombal visa yi moo tax ñuy jaar fa ak ñàkk xëy na ñoom orienté seen bopp wala ku leen orienté donc mbir mi problème yi ko posé bëri na lool mais lu si mën a am jaaru ci géej bi daal métti na te li am fan yi buñ demee ba ne 480 personnes dee nañ ci semaine bi bu ñu dee waa OIM ne depuis janvier ba léegi plus de 40 personnes chaque jour xam nga chaque mois dañuy dee. kon donc mbir mi kon mi ngi bëgg a ëppi loxo. léegi pauvreté bi ñëwoon 2006 boobu noonu nag mooy ñëw actuellement ni ci 2020 bi wala jeexantalu 2019 ba ci 2020 bi ndax lan Covid bi ak manque d'emploi. parce que jeunes yi amuñu lu ñuy def jeunes yi bëgg nañ liggéey bu ma dégg ñu naan jeunesse du Sénégal bëgguñu liggéey li Pël Fuuta yi di def mën nañ koy def wala ñu étranger yi non nañu bàyyi nañu ànd ak suñu xel ñun xëy na jànguñu mais nag nga jàng sa diine xam nooy jiitee maanaam nooy pratiquer sa l'islam maanaam diine boo ko jàngee rek gestion luy defar àdduna lépp mi ngi ci biir. moo tax dama naan intellectuel ak ñàkk a jàng man gëmuma intellectuel xam nga la laa gëm xel mu sell la xel ba nga xamante ni boo ko waxee xëy na nit ñi bu ñu ko déggee dinañ ci njëriñu. loolu mooy jàng mais malheureusement Sénégal depuis 2006 ba léegi ci waxoon naa ko ci régime Ablaye Wade depuis 2006 ba léegi nii dañoo échec ci problème politique immigratoire ba ci état bi nag dafa gën a échec. parce que xëy na mi ngi joxe ay instructions maanaam mi ngi joxe ay xalaatam génne ay moyens mais nag malheureusement ñi nga xamante ne war nañ régler situation yi dëgg état góor yàlla yooyu la amul wala régulateurs sociaux yooyu noonu xam nga xëy na mënul àgg ci ñoom ndax politicien. donc loolu nag tànk mi ngi fi nag nee naa la affaire bi tànk rek la wu ñu jeunes yi waxoon naa ko de
2024 mi ngi ñëw wala après 2024 lu gën a garaaw dinañ ko gis ci Sénégal. professeur dégg nga li mu wax léegi ci témoignage lan moo ko poussé woon un peu moom mu jël gaal ba dem. tey jii phénomène bi comme ni ko Saka waxee dafa jugaat. lan moo ko indi pour yow. waaw noo ko jàngatee. ni ma ko jàngatee li ko indi daanaka ñëpp nangu nañ ne li nga xam ne mooy mbas mi fi nekk bokk na ci li nga xam ne moo ko gën a tollanti waaye loolu boo ko seetloo mën nañ cee taxaw tuuti dama naan Covid bi moom moo koy yokk fan yi waaye du Covid bi sax en tant que feebar. je m'explique ça veut dire quoi ñi nga xam ne dañ doon dem boo leen seetloo ba jàng ko maanaam Covid bi daf la jox lay parce que bëri nit ñi nga xam ne ñu ngi dem Covid bi ba muy ñëw nañu tolloon ci wàllu koom ci wàllu ndóol noonu la ñu toll ba fi Covid bi newul noonu la ñu toll xam nga li soppeeku mooy que bu fekk avant Covid bi avant mbas mi yaa ngi dégg ci rajo yi yaa ngi dégg ci waxkat yi maanaam di nga dem ba donte bëgg nga ko waaye dootoo am fit wi wala dootoo am lay wi nga xam ne moom mooy tax nga def ko waaye mébét bi mosu fee jóge léegi nag bu Covid bi ñëwee ñu ne koom bi sooxe na ci anam yépp yow dafay mel ni da nga naan lii de aw lay la woo xam ne su ma ko tegee kenn du gis loo xam ne mën na sama tere man ma dugg ci gaal yi dem kon moo tax may la Covid bi la waaye du Covid bi maanaam indirectement dafa am un élément psychologique boo xam ne dafa libéré ki nga xam ne bëggoon na dem te li ñuy wax ci télé ak rajo yi pénc yëpp daal di ko tënk naan boo duggee xaru la lii baaxul li daganul bu Covid bi ñëwee nag da nga naan man ambulant laa woon jaayatuma man nappkat laa woon nappatuma man menuisier laa woon xëyatuma mu may la lay waaye mébét bi daf fi nekkoon ba tey kon jàngat bi ñu ciy def ak loo ci mënti dégg parce que àdduna bi yëpp la waaye ñun li ñu intéressé mooy Sénégal Afrique benn jàngat laa ciy def mooy dama koy bamtu sax yàgg naa ko wax échec politique de développement yi la parce que la boo xoolee déjà pour échec politique de développement ma boole ci ñàkk souveraineté maanaam ñàkk gëm suñu bopp bi nga xam ne moom la ñu waroon a def te defuñu ko parce que boo xoolee ñiy dem corps de métier yi ñu bokk dafa am lu mu lay jox bëri na ci ñu ne ay mool lañ ñoom ñu ngi ciy gëstu xam ne li may wax boo dégloo mool bi lu mu lay wax lan la jën amatul mais lan moo tax jën amatul mooy wax ji dañ ciy bool ne am na accord de pêche yoo xam ne def nañ ko ak réew yi am doole jógee fële boo tax na jën yi gën a ndaw sax dañ leen di jël ba ñoom dañuy obligé di dem ba ci yeneen i goxu jàmbur ay Mauritanie wala ay Guinée Bissau pour am li nga xam ne fii lañ doon ndokk ci tefesu Yaraax wala Mbuur wala Ndar ñu am nga laaj beneen koor ñee la ñan la mooy ñuy wooye béykat yi béykat yi boo xoolee boo leen laajee lu tax nga dem explication benn lay doon lu ñu lay wax dañ leen ne fi mu nekk nii de mbéy mi amatul solo lu tax amatul solo mooy bu fekkee mbéyum gerte moo fi ëpp boo defaree sa gerte ba pare def ci sa ñaq def ci sa doole def ci sa lépp boo paree doo gis sax koo ko jaay wala boo koy jaay ñi nga xam ne bitim réew lañu jóge fa la ñuy ñëw ñeneen ñi mooy nga boole ci ouvrier yi mooy mécanicien yi mooy menuisier yi mooy maçon yi mooy ñoom seen mu nekk secteur yoo xam ne kenn protégé wu la livré à eux-mêmes tant et si bien que dafa mel ne horizon yëpp dafa fattu bu horizon yëpp fatoo nag ndaw bi amul benn pexe bu lu nga xam ne réewam mayetu ko tegatul condition yi nga xam ne moom mën naa xëy ñàkk jëriñu mu daal di ko dem jéegaan léegi loolu yëpp li muy posé moo tax man la échec politique de développement yi la parce que dañ koy yàgg a wax waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ndaw amul benn réewu Afrique booy dem doo gis ministère de la jeunesse mais en réalité politique de jeunesse boo xam ne opératoire na efficace na am loo fi gis développement inégalitaire la ñi ngay gis Ndakaaru yow boo ko seetloo xoolal benn phénomène boo xam ne fos yi di ñu màbb see biir Ndakaaru ñi yor fos yi indi ko biir Ndakaaru ba ngay gis sax traction animale ci biir li ñuy wax autoroute pour ko xam li ñuy wax ville mais loolu dafa am lu ko waral mooy fa sareete waroon nekk foofa dara amatu fa kon nag boo weeree illeer yi yor gopp yi nooy def dàq sareet bi indi ko Ndakaaru parce que la nga xam ne dafa war na fekk sa bërëb ba nga nekk mu nekk investissement boo xam ne nguur gi def na fa ko nga am foo mën a toog am foo mën a xëy am foo mën a gont dañ ko jël def ko ji nga xam ne mooy capital régional
surtout capital yi nga xam ne mooy capital dëkk yi ndaw yi nan la ñuy def ñoom ñëpp on a des villes macrocéphales maanaam dañuy jël par exemple Ndakaaru yëpp nga sotti ko fa Bouaké yëpp nga sotti ko fa Niamey yëpp nga sotti ko fa arrière pays bi benn investissement du fa nekk dara du fa nekk ndaw yi amul lu ñuy mën benn dañuy jógee ci bëri ñëw ci capital bi waaye bu ñu jógee ci capital bi dal moo ciy des daal di dugg ci gaal yi daal di dem seen yoon donc ci dugg bu njëkk loolu laa mën a wax di la won ne ñaar la benn bi échec suñu politique développement la bu mu wax sax échec mais absence de politique de jeunesse parce que politique de jeunesse mu ngi tegu ci ñaar benn bi mooy formation bi ñaareel bi mooy emploi bi yàgg ngaa dégg depuis ca jamono yi Abdou Diouf man boog des gens de ma génération dafa meloon ni sax ab woy adéquation emploi formation mais coow lu bari la rek ba 2020 bii ba léegi problème boobu mu ngi posé wu kon nag léegi bu fekkee formation bi méngawul ak yow li nga soxla la muy jur mooy da ngay def ay diplômé boo defee ay diplôme pare du ñu am liggéey boo demoon ci ñiy dem ci gaal di nga yéemu di nga ci gis ñoo xam ne ñii am nañ bac ñii am nañ licence ñii am nañ maîtrise mais dañoo dem ba nga désespéré totalement pourquoi parce que énergie bi nga xam ne mu ngi ci ñoom capté wuñ ko orienté ko ba nga xam ne dinañ mën a jëriñ seen réew kon nag li ñu war a mën a def rek mooy dem jéegaani uti ko feneen kon nag wax ji mooy ñun ñoo war a xoolaat suñu biir encore une fois comme ni ma ko waxee gëm suñu bopp c'est important parce que lan la image bi mooy faral di fàttali bu Cheikh Anta Diop ba moom moo fi nekk mu ne l'Afrique est un mendiant assis sur une mine d'or xam nga dafa jeexal wax un mendiant di yelwaan te yaa ngi toog ci loo xam ne loolu misaal bi lan la mooy sa suuf sii li fi nekk ci ay ferñeent possibilités yi nga xam ne mu ngi fi kenn exploité wu ko ay nasaraan ñooy jógee fa la ñëw di ko exploité la ca gën a naw pàcc ba ca gën a naw moom mooy ñëw ci sa biir réew mais loolu dafa doy doon loo xam ne lu doya war yàlla la ñun waruñ toog fii di am ay problème mu jën mais dafay scandaleux nga gis ne te loolu du jën bi rek fépp la boo demee fële ca Kédougou ñu ngi laan or bi ñoom dañ koy dégg yow boo demee dañ la naan mais ñun or bi ci télé beeg rajo bi lañ koy dégg maanaam ndaw ya fa nekk sax profité wuñ ci ferñeent boobu di or bi nga xam ne mu ngi foofa ay puissance ay multinationales ñoom ñooy ñëw bu ñuy ñëw seen expertise la ñuy àndal li nga xam ne moo fa nekk ci ndaw presque du ñu profité ci li nga xam ne loolu moom moo nekk seen place kon nag dafa mel ni horizon yëpp moo bouché amul benn alternative moom moo war lii nga xam ne moom mooy mbëkk mi daal di am loolu laa mën a wax ba mu ci jàngat bu njëkk. Issa dégg nga un peu professeur li mu wax ci échec politique de développement yi man j'ai plusieurs questions par rapport à ça d'abord ci échec politique migratoire yi beneen bi mooy ci li ma gis fan yi li tax phénomène bi jugaat ñu bëri dañuy wax ne ak Covid bi il y a eu gis nañ ko il y a eu beaucoup de morts en Europe ñu bëri naan waaw kon Europe dafa soxlawaat main d'œuvre loolu nekk une des raisons boo xam ne jeunes yi am na vague bi quoi un peu soulevé wu waat est-ce que d'abord loolu mirage la wala réalité la un peu aussi si politique yi yow yaa ngi yëngu ci Nations Unies gis nañ ne ñoom il y a pas mal de programmes ak projets yoo xam ne ñu ngi koy teg pour ci maanaam ci politique migratoire yan jéego ngeen ci def d'abord ak naka ngeen di travailler un peu pour yenn projets yi pour un peu sukkali jeunes yi pour taxawu leen aussi. jërëjëf Lalla je pense que professeur lu mu wax am na solo trop te jar nañu taxaw si quoi. bu njëkk bi mooy par rapport ak échec bi mu évoqué sànq ci politique yi nga xam ne tey jii état yi ñoo koy teg en place. pour jàppale seeni jeunes. loolu yaakaar naa ne kenn mënu ko weddi réalité boo xam ne la foo lam gis ko am na jafe-jafe en termes de programme et de projet pour mun a dimbali ndaw yi. loolu nag li mu ñàkk aussi moo tax désespoir bi am. mais dafa am lu ñuy fàtte souvent mooy li nga wax sànq dafa am ñoo xam ne tey jii dañuy véhiculer benn message jaay benn rêve. naan boo ñëwee tey Europe dans le contexte du Covid. di nga am këyit. kër yi dañoo dañoo kër liggéeykaay yi dañoo soxla ay main d'œuvre parce que ñi waroon liggéey dañoo feebar oto yaa ngi garé xaalis baa ngi fa di jaay ndaw yi benn rêve. ñi koy jaay nag c'est des businessmen dañu war a wax ne li ñuy wax trafic illicite de migrants muy tey li xew ñu bëri naan immigration clandestine wala immigration irrégulière benn forme de crime la bu am doole. boo xam ne bu ñu doon xayma dañ naan moom après vente drogue ak vente arme moom moo gën a am koom moo ci gën a rentable ay milliards d'euros la ay nit di am si jëfandikoo ay nit seen coobare pour am si ñoom koom-koom donc loolu ñi koy def di si am koom nag ñooy employer ay stratégie pour mun appâter ndaw ñooñu pour mun leen a këppatal
c'est le terme wolof. donc da leen di wax ay loo xam ne ñoom comme amuñu information pour vérifier ko dañ leen di gëm mais liñ si jublu mooy am si ñoom koom te tey boo jëlee benn exemple gaal yi dem nii ñi koy yóbbu nekkul ñoo ko jënd. dafa am ñu ko jënd am ñu jënd moteur bi am ñuy recruter ay nit ñu jógee gox bu nekk Mbour Saint-Louis Dakar donc ñooñu di leen coordonné ba ne heure de départ bi telle heure la. ñooñu ñooy tirer profit de l'activité. ñooñu nag ils vont mettre tous les moyens pour justement am seen koom même bu ay milliers de jeunes di dee c'est pas ce qui les importe. li leen di importer rek mooy le profit. donc ñun ce qu'on fait mooy mettre en place des projets et programmes pour lutter contre cela. parce que mission aux Nations Unies mooy appuyer état yi assistance technique mais liggéey bi dëgg-dëgg en termes de programme et de politique état bi moom moo am. moo ko war a def mooy souveraineté bi. mais lu ñu mun def mooy accompagner état bi. accompagner techniquement financièrement mais nag teg aussi ay jumtukaay ay outils yoo xam ne day mun a tax ñuy démanteler les réseaux criminels. sànq sama xarit bi ma waxtaan ak moom di ko wax ne est-ce que xam nga ne Agadez Niger y a 4000 jeunes qui passent par semaine. par semaine ay junni jeunes. yuy jéem a jàll pour mun a accéder à l'Europe. c'est pareil li xew Sénégal kenn mënu ko xayma. ñu ngi wax 480 mais réellement ñaata la dëgg-dëgg. ay estimation la rek mais mun na am lu ëpp loolu fuuf la. mais li ma ci bëggoon a tënkee foofu rek mooy kenn mënu ko régler ku dul état yi. du Nations Unies du partenaire au développement du keneen. il faut que ñu teg ay programmes yu leer mais il faut aussi benn aspect bi nga wax sànq. ñu indexer la responsabilité des parents et des communautés. parce que état yi dafa lu ñu mën def mais ñi nga xam ne ñoo seq xale yi aussi di seen i waajur di seen i kilifa dafa am fu ñu leen war a tàggatee. ci diine ci ay valeurs. parce que tey ndaw yi au Sénégal yan modèle lañ leen di créer. tey jii tekki lan lay wundu bu ñu nee tekki est-ce que c'est le matériel est-ce que y a des questions qu'on doit se poser. donc jafe-jafe yooyu nga xam ne moom lañu am tey jii moo tax pour ñu mën a régler problème bi nii il faut pas seulement ñu xaar état bi. état bi forcément il faut que mu teg ay jéego mais il faut que ñu def leneen loo xam ne da ciy ñëw dolleeku sinon dañ koy régler de façon ponctuelle mooy wàññi ko wala ñu arrêté ko sax mais tôt ou tard day reprendre parce que jeunes yi moom il faut que ñu jël ay moyens wala ay jumtukaay pour mun a tekki boobu parce que tekki boobu mooy li leen di tàggatee yow boo nekkee ci kër gi sa mag di xëy di gont di joxe dépense joxe woo dépense yow on te considère pas wala sa rakk di ko def te yow nga nekk magam nekk kilifam tant que contribuer wu on te respecte pas. donc li ñuy nawee tey te aujourd'hui il y a autre chose aussi gis na ñenn ñuy dem par gaal bi wala par yoon bi di egg. oui exactement di egg di wax nit ñi. gis naa démb benn vidéo Facebook quelqu'un buy wax naan c'est possible fii dañ leen di nax mais boo fi nekkee da ngay tekki xaalis baa ngi ni disponible na donc il y a des messages comme ça que les gens véhiculent également yoo xam ne qui sont en def ute na ak li am. du réalité bi. mais malheureusement ak les médias maintenant. il y a plus de contrôle accès à Facebook accès à Internet donc il y a des problèmes yoo xam ne comme j'ai dit nekkul état seulement moo ko mën régler. Ahmed yow tante nga yoon bi en 2006 nga ñu wax. su ma juumul tante nga ko 3 fois. est-ce que mën nañu xam jafe-jafe yi nga rencontré au cours de ton voyage ndax bi nga demee tamit ba ci biir à un moment amoo envie delluwaat ak bi nga demee ba ci biir ba dellu si waat lan moo la poussé waat nga delluwaat. waaw comme ni ko professeur waxee rek maanaam mbir mi dafa yéeme lool parce que nit motul. dam bi souvent dama koy wax ne leen dam bi moom mett comme ni nga ko gisee rek métti moom gis nga ñiy toog ci plateau yi di ko wax. ñi ci jóge fan yi nii. métti moom jéegi la ñu wax rek am na lu des. mais mbir mi li ko composé dafa bëri problème affaire immigrant yi maa ngi dégg professeur léegi di wax ni affaire yar njaboot gi ak crise des valeurs bi am na c'est pas de raison ak yeneen ak yeneen wallaay la azim de. bu sama wax man bu ma waxee du mën a ñëpp fa la ñu féete xëy na dañuy àdduna moom ñii dañuy def ni ñii def nii donc ñi ci nekk ñi ci dem ñëpp am nañ éducation de base am nañ yar ak teggin am nañu ay diplôme xëy na doomu aadama des fois mbir dina la dugg ba la ngay def di regretter sax après ngay maanaam réccu wees na
donc mbir mi dafa am affaire yu ko compose yu bëri bu ma génnee ci dam bi métit bi maanaam jarul ñu koy wax métit mais nañu wax lay yóbbu nit ñi. donc man damay nekk ci sama kër xëy na aw ma doole. wala sama liggéey demewul noonu. wala teel naa yàq sama jàng wala nanguma jàng métier ma nekk ci kër yi xëy na ñuy dem ba benn moment am lu ma war wala aussi am na yeneen i ay samay morom yi nga xamante ne ñi ngi dem bitim réew wala ñi ngi liggéey ci biir secteur bi di dimbali seeni waajur moo xam ñu bokk kër waxal wala ci gox bi léegi nag kooku noonu bu yaayam matul dëgg wala moom matul dëgg am na ñi nga xamante ne dañuy manifester wu ci seen am ci doomu aadama bi léegi yow doom bi nag bu ñuy won sa yaay ne sama doom mi ngi tekk yóbbu na ma màkk dafa na ma kër yow ñu koy won sa yaay yow doom bi nga nekk foofu di ko gis moo xam ci biir famille bi wala ci biir quartier bi déjà loolu beneen problème mi ngi noonu liy xattal booy li ci des mooy man bu ma nee Europe neexul maa ngi dem di ñëw bu ma ñëwee maa ngi yor sama oto maa ngi yor sama jongama bu rafet maa ngi sama kër donc wërsëg yemut nit mi ngi Europe di tekki nit a ngi fa di torox Sénégal it noonu mais toujours du ma bëgg ñuy contester booy 100% maanaam di leen teg toor bi 100% parce que léegi kooku noonu bu dee amet bu gàtt xel bi nii kii mënul woon yor 100 francs dem na Europe tey yàlla mi ngi ko dimbali wërsëgam fa la nekk buntu yi ubbi na ko mi ngi dem di ñëw léegi man ma gis loolu wala sama waajur ñu ngi ko doon xoqatal ci biir gox bi ndax xeebeel léegi man am na nu muy demee te li may am taxan jaaru laay def maanaam damay am dépasso léegi nag tey jii nag damay dajale benn 400000 comme ni ko professeur waxee rek. yow bi ngay dem ñaata nga fay pour jéeg ci gaal bi. 400000 300000 am na 400000 am na 200000 100000 sax am na ñoo xam ne dem nañ ci gratuit. waaw mbir bi nu muy demee léegi déjà influence boobu nag yow waajur bi boo gàttee xel di nga jaay say takkaay jox say doom dam léegi nag ñi ngi dem si risque nag dam bi nag géej la ak perte rek fi ñu nekk sax risque la. yéen bi ngeen demee ba digg géej bi yan problème ngeen jànkoonteel ba tax eggoo leen. ñun suñu machine dafa yàqu ak yeneen i problème yi nga xam ne sax mënuñu sànq junj naa ko mën na ko man bu ma seen du ma sax expliquer détail parce que li booy di wax naan ay Guinée ay kërëng yooyu yëpp man loolu gëmuma ko woon. mais dama ko dund gis ko gëm ko. kon li ñuy wax naan foofu dafa am ay esprit yooyu dafa ne lu nekk. c'est vrai xaw ma nag am na benn émission bu doon def si benn rajo Birgem nee nañ des fois Guinée dina dugg doomu aadama ba koy def loo yenn man leen parfaitement raison mën naa ne mais loolu ñuy wax yëpp mën na leen am na man gis naa Guinée maanaam li ma gis am na ñu bëri ña nga xam ne ni gis nañ ko ñi ma bokkuloon gaal ñi ngi biir Yarax am na ñi nga xam ñi ngi si région de Thiès ay commune bu Touba Toul ak village bi ñuy wax Ndiaro bëri nag li may expliqué maanaam li ñuy wax noonu lépp dëgg la am na ay rab li nekk si biir géej gi bu ko yàlla indi woon fii kon ñun ñëpp duñ fi nekk kon donc yooyu yëpp am na waaw maanaam métit bi ak la ngay daj foofu nit sax mënul wax lépp ak condition bi ngay demee toilette bi ngay sawee maanaam loolu man bu ma koy expliqué sax actuellement ni damay am kersa mais dara lu dul rek bëgg dimbali say waajur léegi influence bi léegi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi nekk si état yi bu ngeen jëlee seeni doom di leen yóbbu bitim réew di leen fay la ay frais ay 11 millions 12 millions donc déjà influence bi ngi foofu. léegi kooku est-ce que mën na téye doomu pauvre bi nga xamante ne moom xamul nu muy yeewoo ak nu muy fanaanoo. ak condition xeebal yi nga xamante ne ak ñàkk cër yi nga xam ak ñàkk gëm yàlla yi nga xam ñu ngi si quartier yi si kër yi ak xeebante bi ak boddante bi. wala nit génnee kaso ñu ñëw boddi ko daf erreur peut-être wala nit daf dara ñu ñëw boddi ko déjà kooku bu dajaloo si doomu aadama bi kooku noonu. ngeen jéggal ma des fois da ngay gis mbër bi day toog si biir làmb ji ne man dama bëgg a teral sama yaay ak sama pap mais est-ce que ñun imaginer nañ loolu yow dóorante pour rey nit pour teral say waajur est-ce que ñun état wu Sénégal wala ñun kilifa est-ce que ñun loolu ñu ngi koy bàyyi xel pour lan rien que rek pour dimbali seen waajur kon dégg léegi loolu nag il faut ñu xoolaat affaire bi moo tax mu ne problème immigration pour ñu lijjanti ko il faut day jóge ci kaw état ba ci assemblée nationale ba ci société civile yi ba ci père de famille ak mère de famille li ci des nag mooy projet yi parce que nit mënoo ne defal formation professionnelle ñaata jeune diplôme ñoo fi nekk di grève de faim chaque jour fii nañu waxante dëgg ñaata jeune diplôme ñoo fi nekk di grève de faim chaque jour fii nii ñaata nit ñoo fi jàng métier comme ni ko professeur waxee ñi doon dem ci gaal yëpp ñi yegg ay diplôme ñi yegg ay bac donc depuis Abdou Diouf wala depuis Laye Wade ba léegi ñu ngi ci système boobu mënul dox léegi nan lañ war a def
léegi pour ñu def formation léegi formation boo laaj léegi maanaam institut formation yi foo laaj dañ naan la gratuit la boo nee gratuit boo demee ñu ne la da ngay jënd tenue 250 000 ak yeneen yow ku ñuy sarax ngay war yow nooy génnee ay tenue inscription dëgg la léegi am na la nga xam ne nag état moo ko mën comme li ko Sankara waxee mooy lan sa jeune bu ñu nekkee 63% da nga xamante ni ñooñu ñoo war a construire demain Sénégal bu ñu nee ñooñu ñooy construire suba Sénégal déedéet du pour ñoom de pour ñiy ñëw ëllëg ñu fekk fi yar bu baax fekk fi ay valeurs yu baax fekk fi ay jàngale mag ñi parce que bu ñu gëstoo sànq wax nga ko Cheikh Anta Diop bu ñu gëstee si Lat Joor pourtant da doon défendre suñuy richesse suñuy coton suñuy gerte ak suñuy yeneen ak yeneen kon ak yeneen yi nga xam ne maanaam lu ñu war a régler la di koy régler nag il faut état nangu ñi nga xamante ni dañu dund affaire immigrants yi nekk à la base xam ñi nga xamante ni ñoo ko yeyoo ñu wàcc ci terrain bi fekk leen ci seen i biir kër génne leen jàngal leen métier te yombal leen métier tey booy nii mën leen dugal ci formation logistique ñii dafa ñu loolu beneen pàcc la boo xam ne xëy na dinañ si dellu si waat un peu dama bëgg rek pour un peu ñu comprendre phénomène bi ni ñu koy dundee ak yooyu Moussa Touré defoon na si benn film bu ñuy wax La Pirogue en 2013 bëggoon naa ñu ànd seetaan si tuuti benn extrait balaa ñu delluwaat si plateau bi eggali waxtaan bi. ah lu xew. dafa bëgg ma yóbbu gaal bi. loolu wax nañ si ba pare bëgguma nga dem je ne veux pas que tu partes. yow waxoo moon lii de. mais Balaye fii kenn desatu fi te jën amatu fi ils sont tous partis lan nga bëgg ñu def fii léegi mais xoolal doo sax gis horizon bi tu ne vois même plus l'horizon lan la ñuy def fii. mais bul musa nangu jël gaal gi yóbbu ko wóorul xoolal ay dund ay bakkanu doomu aadama ngay jël seen responsabilité. on part ce soir. tu as l'argent. sama yahaani maami hirsuma. il dit si vous mentez il va vous égorger. Pour une première fois tu te débrouilles très bien. géej gi doon fees bay tuur vague yi di tëb di dal di baddaaj gaal gi di xar duñu teree àgg fi ñu jëm. Dans quelques jours on sera à l'Espagne le paradis. Là où on va, c'est pas le paradis. Professeur seetaan nga ko léegi naka nga gisee d'abord ci li ñu wane nii. nag ban jàngat nga ci am ci phénomène bi ñu mu ñëwaatee. waaw jàngat bi mooy li ma wax léegi rek boo ko seetloo lay bi ñoom ñëpp am na koo xam ne sax dégg nga mu janoog tefes bi ne horizon sax gis nga métaphore bi ma rafet ne horizon sax amatul. kenn ki ne jën jeex na fi takk. comme jën jeex na fi tak loo fii def ñëpp dem nañ kon dafay dellu ci li nga xam ne rek moom la ñu wax mooy maanaam situation bi dafa nekk situation boo xam ne sàgganu ñi nga xam ne ñun ñëpp la sax d'abord am na responsabilité individuelle loolu lañ ko nangu parce que ci biir famille yi waaye même boo ko seetloo ci biir famille yi dañuy dem ba nekk ci situation yoo xam ne lan la amatuñu pexe xam nga ki nga xam ne dafay xaru ji dañu yaakaar ne dafa bañ àdduna wala dafa bañ bakkanam déedéet bañul àdduna kii xaru ji moo la gën a bëgg àdduna mais dafa di bëgg àdduna boobu moo tax am na noo xam ne bu ko waree dundee da koy gënal mu dem xaru ji benn yoon te loolu li ko waral may maanaam ni ma la wax rek dañ ciy dellu siwaat parce que li occasion la war a doon ñu dellu siwaat ñun suñu biir daal di xool lan la ñuy def suñu ndaw yi lan la ñuy def suñu réew yi foo dem fekk nga fa ministère de la jeunesse wax naa la ko waaye politique de jeunesse amu fa te boo ko seet loolu la fi woon démb bu léegi moom moo fi am c'est toujours le retour du même boo déggee ma waxee noonu mooy maanaam dafa amut ay slogan ñoo fi nekk ay changement de démarche ñoo fi nekk mais jeexital bi nga xam ne moom la war a def ci askan wi daf ko fee deful dara amu fi mu ngi mel ni démb la bu léegi
commerce triangulaire ba esclavage ba bu léegi moom moo fi am traite négrière bi parce que nee na dafa am ñuy nekk fële di tirer les ficelles am ñoo xam ne ñoom ñoo leen nekkal fii dajalal ma ay ndaw mais noonu la traite négrière doon demee lan la da nga doon jógee fële gaare sa bateau am ñoo xam ne ay rabatteur lañ tudd maanaam ñooy dem di xool gaañ da tànnal la ay gars indi la mais donc moom moo fi nekk donc commerce triangulaire mais boo dama naan arnaque triangulaire maanaam dara changé wu fii te li ko waral mooy gis nga désir d'ailleurs maanaam bu nga dem feneen mënu fay jógee parce que c'est inscrit en lettre humain waaye boo gisee en masse parce que bu may dégg politique migratoire xam nga contradiction sax dans les termes la politique migratoire amul sens la notion de politique migratoire ça n'existe pas parce que les gens ont toujours migré ils migrent et ils vont migrer jusqu'à la fin des temps donc li war a am mooy politique de développement parce que la migration yow warul nekk loo xam ne de manière institutionnelle état da koy gérer bu demee boo nekk migration nekk un phénomène de masse boo xam ne état dafa war a teg ay kuréel sàmm ko gérer ko ça veut dire que loolu indice le symptôme mu échec li ma la wax politique de développement la mais migration du lu ñuy contrôler man maay bëgg a dem ma demal ci sama bopp ci anam yi nga xam ne réew moo dem ci àdduna bi du mu tuddee am na ay loi nga war faa dem mais politique migratoire ça n'a absolument pas de sens ça veut dire que nekk na benn affaire boo xam ne am na doole boo xam ne foog loxo nguur gi dugal ci loxoom waaye bu tollee foofu damaa bëgg ñu fàttaliku ni suñu lajj la d'abord ba pare lan lañ def pour ndaw yi bañ a dem am na ku ma doon waxtaan mu jóge ci élection ñu waxtaan ci Guinée parce que seen Afrique rek la ñu wax waxoo Sénégal mais boo ko seetloo Guinée la fa nekk ci suuf mu méngoog lekk ci réew Afrique yëpp bauxite fer manganèse Conakry nekk la ville la plus arrosée au monde amul xeetu fruit amul xeetu ferñeent boo xam ne mu nga foofa nga bëgg ko classer parmi les pays les plus pauvres au monde ay jeunesse am di màbb di dem mais loolu il y a un grand problème te la ma wax pour Guinée c'est valable en grande partie pour le Sénégal c'est valable pour la Côte d'Ivoire c'est valable pour tous les pays yi nga xam ne ñoom ñooy seen ndaw yi di màbb di dem kon encore une fois fii nga xam ne ñun fi lañ nekk fi la ñu bokk yàlla def ay xéewal nañu fexe ba li nga xam ne moo fi koom li nga xam ne moo fi nekk ferñeent ñu tabax suñuy réew anam yoo xam ne nit ñi ñooy parce que fi ñu toll nii lan la bu ñu waxantee dëgg nit ñi ñoo waroon a fàqe ca fële tugal di ñëw fii waaye du ñun ñoo fi waroon jóge di dem lu waral loola ñoom mais suuf amatul Europe boo ne da ngay tabax da ngay defar suuf amatul Europe xam nga suuf fu mu des fii Afrique ñii am gan nasaraan ni man bu ñuy dox xam nga leen njëkk a frappé lan la booy dem ay côté Fouta la ngay dem Casamance c'est vaste étendue de terre mais ñoom dañuy jàpp gémmiñ naan ba sawaay lii yëpp ñu ngeen ko def nii da ngeen ko bàyyi nii rek maanaam nii rek c'est-à-dire que ñoom ñu ngi daan déjà ñu ngi mel ni ñuy jëfur di la won ne ñoom bu ñu amoon genn wàllu di ci suuf investir na fay investissement yoo xam ne dina jëriñ seen réew jëriñ seen ndaw ba mën ci jàpp kon affaire bi coow li bari na conférence yi bari na colloque yi bari na séminaire yi bari na man nee naa sax est-ce que ñiy dund ci kii bi mbëkk mi ëpp ñu sax ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy faatu waaw parce que wax dëgg yàlla bari na ay kuréel bari na ay bagages yoo xam ne te wax ji yëpp xam nga lan la ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk nañu teg encore une fois ay politique de développement endogène yoo xam ne dina tax suñuy ndaw toog ba pare encore une fois ñu bañ di asaaloo asa bombe suñuy ressources yi nga xam ne ñun ñoo ko moom comme bi nekk fii bu fekkoon dañ ko jël liggéey ko diñ ko war a liggéeyee doo gis benn ndaw bu jógee Sénégal jógee Guinée jógee Côte d'Ivoire di dem feneen waaye fi la ñëw mais da ngay toog nga ne yow am nga ressource boo xam ne mu ngi tudd darkase nga bàyyi boo dee fee Casamance étendue de tool yi nga xam ne ay darkase la ñu ñuy wax ay indien ñuy wax ay coréen ñuy wax ay chinois boo jëloon avion fi mu nekk di dem Ziguinchor boo gestoo ci biir avion bu ngeen di 30 personnes les 28 les 29 ay indien lañ war a jógee nationalité ma laajte ñu ne ma darkase gi boo ñëwee xool qu'est-ce qui se passe dañuy ñëw jël suñu jigéen ñi ak suñu ndaw yi def leen ay ouvrier ak ay ouvrières agricoles dem leen fort bu ngeen ñëwee ma fay leen kilo wala potu tomate yooyu fukki dërëm ñu dem jël ko yóbbu ko transformé ko delloosi la ko defal la ko ci ay mbuus di la ko jaay nga di ko jënd alors que yow nga waroon ko mën a utiliser def fa ay unité de production yoo xam ne say ndaw ñoom ñoo fay liggéey nga transformé ko jaay ko sa biir réew li ci des nga dem jaay ko ci benn nga dem fii Daara Jolof mu am jamono joo xam ne di nga toll foo xam ne soow mi dañ koy tuur ñu ngi may dégg li may wax du ay léeboon lupoon dañ koy tuur lan la pourquoi ñu koy tuur parce que amul benn unité de transformation amul benn circuit de commercialisation boo xam ne teg nañ ko ba nga xam ne yow di nga mën a jël sa mbir jaayee ko foofu rayon boo dugg gis fa meew
gis fa beurre gis fa fromage made in Hollande made in te yow nga am loolu fii ndaw si di ko tuur pourquoi parce que tey ci ngoon day rat bu demee genn wala gi la yaay li ci des bu ñëwee du ko mën a denc amul fu mu ko conserver amul fu mu ko transformer mu daal di ko tuur alors que nga mën a installer des unités de production foofu nga xam ne ñi fa nekk nañ amee liggéey exemple yi ma la jox mën naa ko multiplier à l'infini pour wala ne bés bu ñu amoon ay volonté politique dëgg nekk de vrais patriotes gëm suñu bopp ci anam yëpp préférence nationale patriotisme économique jiitu ay intérêt individuel ay intérêt de lobby ay intérêt de je ne sais quoi mën naa gëm ne mbëkk mi du jeex parce que encore une fois tukki yàlla daf ko mooñaalee doomu aadama bëgg a seeti leneen dafa nekk ci biir doomu aadama waaye du mel ñii nga xam ne nit ñi dinañ dee ci biir gox ji ñay dem ay gor lañ ñay des sa biir ndox ma am nañ jom lan moo leen tax a jóg rek dañoo bëgg a tekki waaye tekki boobu bu ñu sañoon defee ko seen réew waaye gannaaw xool nañ ba yaakaar jeex gisatuñu dara parce que ñi nga xam ne ñoo fi nekk ku nekk ñoo nga plan nangam mu mel ni tur yi rek ay soppeeku tey plan émergent démb plan X suba plan Y plan yi daal tur yi ñooy soppeeku waaye jeexital ci askan du am kon mbëkk du fi jeex man loolu laa gëm kon solution mbëkk bi lan la ñi nga xam ne la waaja doon waxati nu mu tëddee borom PAI bi Masmoud Diop fonk sa réew bëgg sa réew sopp sa réew nee na bu fekkee da ngaa taxaw ci ñetti ponk yooyu loo def ci sa réew lay jóge ci sa réew lay dellu si waat yaakaar naa ne loolu mooy solution véritable. Issa gis nañ ko léegi dafa am lu ñu def bu njëkk ba sànq professeur mu ngi koy expliquer ne ci profilu migrant yi ñuy gis ñi nga xam ne ñoo ñooy gën a faral di dem dañuy gis ñu naan ñi pêcheur lañ ñi mécanicien ñi taximan ñi lii mais léegi dafa am beneen nouveau profil bu ñuy gis de plus en plus mooy ay jeunes diplômés. tey jii gis nañ ko la semaine dernière wàññi nañ ci lu mat ñetti étudiants ñu décédé loolu naka lañ ko mën a expliquer un peu. waaw mooy jafe-jafe ak économique yéen ngeen xam ne nekk ngeen surtout ci projet yooyu yan chiffres ngeen ci am. non mooy jafe-jafe économique yi rek comme j'ai dit sànq parce que tey jii am na rapport bu génn de l'OIT buy wax ne chômage bi Sénégal dem na ba yegg 48%. xam nga loolu c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. état bi génn sa jox yenn chiffres mais loo ci mënti dégg rek ñàkkum xëy mi ñàkkum koom mi tar na tar boo xam ne jeunes yi dañuy jéem a ut ay pexe. te si jeunes yooyu nag am na ñoo xam ne effectivement ay béykat lañu ay nappkat lañ mais am na ñoo xam ne dañoo def formation ba pare. jàng am seen i diplôme mais amuñu xëy. wala bu ñu amee xëy également li ñuy am as tuut muy jóge seen liggéey boobu permettre leen ñu am benn standing social. parce que ça revient à ce lu ma waxoon sànq ne tey yan modèle la ñuy won suñu ndaw yi lan mooy tekki Sénégal. tey bu nekkee ne da ngay jàng ba am bac plus 6 nga ñëw ñu lay fay benn salaire 300 000 nga xam ne mënoo ci jël appartement mënoo ci jox sa yaay mënoo ci jox sa jabar nga gis à côté koo xam ne moom jàngul demul fenn. ñu koy génnee ci télé yi mu naan man am naa ñetti oto. am naa hôtel de kër am naa lii am naa lee mu nekk ko xam ne dañu koy promouvoir mu nekk en avant nekk un modèle ak yow mi def université def ay formation amoo loolu amoo reconnaissance boobu dañuy fexe aussi am loolu parce que tekki bi c'est pas seulement du matériel mais également reconnaissance la bi nga am sa waa kër bi nga am également say dëkkandoo donc moo tax pour man ce n'est pas une surprise ñuy gis ay ndaw yoo xam ne tàggat nañ leen am nañ diplôme ñu dugg ci mbënd mi donc day gën a continuer donc li koy saafara nag comme j'ai dit sànq du nekk seulement état bi professeur wax na si lu am solo du ma si ñëwaat mooy teg ay programmes et politiques de développement loolu am na si mais beneen bi également mooy foog ñu revoir nos modèles foog ñu revoir notre socialisation parce que sinon ay nit ñoo xam ne tey jii ñu ngi si suñu biir dañ koy def ñoom aussi pour tekki parce que ñi nga xam ne ñooy gérer business bi tey jii di ci am bateau bu pirogue bu dem 6 millions 7 millions ñooñu ay sénégalais lañ mais ñoom aussi dañ dem ba peut-être amuñu benn pexe bu dul boobu pour ñu mun a tayle ay doomu jàmbur pour am ko ils vont pas faire forcément le faire de bonté de cœur mun na am dañ dem ba ñoom tamit amuñu beneen pexe ñu xam ne yoon bi yoon la ñu ne nañ ko exploiter même bu nekkee ne dama koy def au détriment de ay jeunes dama koy def quand même parce que tey li am solo Sénégal mooy noo amee moyen noo def ba am moyen baax na bu fekkee da ngay wax lu dëgg publiquement ñëpp ñu lay gis nga def ko baax na bu dekkee da ngay wor koo àndal pendant 20 ans nga def ko baax na bu nekkee da ngay wax tey lii suba nga wax le contraire on voit des modèles au Sénégal te ñooñu ñoo gën a fës malheureusement donc yooyu moo tax pour man damay dégg professeur
Serigne Mor Mbaye di wax na foog ñu ndëppal Sénégal. pour man ndëpp boobu vraiment dafa urgent. parce que mënoo ko régler par benn bout foog nga laal aspect yu bëree bëri pour régler ko sinon loo régler tey rek suba beneen forme dina génn. hormis rapport police ak gendarmerie yi ngeen xam ne moom la ñëpp di gis ñu naan y a 400 morts y a 300 morts est-ce que yéen au niveau de vos structures di ngeen am yenn ci chiffres yi sur la migration sur nombre de morts yi wala sur. lépp day nekk ay données yoo xam ne vraiment day nekk données yu précises day nekk ay estimations. parce que comme j'ai dit lii nga xam ne moo am tey jii forme de criminalité la. te comme dañuy wax forme de criminalité la infraction la. ñi koy def duñ ko def au vu sous de tout le monde dañ koy nëbb. nëbb ba ñu koy nëbb nag yow li nga ciy am rek comme information mooy lu fës ñu jàpp ay ndaw. wala ñu gis ay morts def ay décompte mais li ngay bàyyi des fois mooy ëpp foofu li ngay am. mais bu ñu donc estimation lay nekk. mais bu ñu xayma par exemple ci yoon yi parce que xam nañ ne immigration du yoonu géej kese. am na ñuy jël tamit yoonu suuf ci entre géej beeg yoonu suuf si lan moo si ban phénomène moo ci gën a rey. moom ça revient au même xam nga ñi nga xam ne dañuy làqatu kenn nekku seen ginnaaw di compter ñaata moo ciy dee. parce que ni ma la waxee crime la boo xam ne ay nit ñoo koy def li fës fan yi mooy ndox mi. mais nee naa la sànq booy xool Niger ñi fay jóge di fa jéem a jaar Agadez ay 4000 jeunes la parmi lesquels am na ay sénégalais am na yeneen nationalité des fois nga dox ba gis ci désert bi ay centaines de jeunes décédés gis nañ fi la dernière fois 92 jeunes ñoo fa décédé woon mais loolu ñi ngay gis rek la parce que policiers yi ak gendarmes yi wala force de sécurité yi mënuñu nekk derrière les migrants wala derrière chaque convoi donc information buñ ci mënta am rek elle reste parcellaire. Et est-ce que am nañ aussi ay chiffres sur le nombre de personnes yu détenues ci lu mel ni ay Libye wala parfois Algérie. non malheureusement amuñu données yooyu. malheureusement amuñu données yooyu. d'accord. le clandestinité bi moom mooy tax. mooy tax quoi absolument. Ahmed sànq bi ñu lay déglu ba tey xam nañ ne dem bi métti na. yoon bi tamit métti na ba bëggoo sax ñëw si yenn détails yu voyage beeg yooyu. mais ñëwaat bi naka nga ko dundee. ñëwaat bi ma ñëwee aussi sama famille vraiment téye nañ ma daal. téye nañ ma niñ ma war a téye toppatoo nañ ma daf ci man parce que boo juddoo ci famille bu mag famille bu baax aussi am na ñoo xam ne xëy na comme li may wax rek jeunes yi dafa am lu leen di dugg mooy comme ni ñu farañ fàccee rek maanaam tukki bi li ko lal dafa bëri. comme que loolu duggoon na ma ba ma damaat. te boobu pourtant maître tailleur la waaye yaraax ñi may seetaan xam nañ li may wax maître tailleur la atelier bu mag laa yoroon dama ko jaay daf boobu la ma dugg comme influence bi ñuy wax noonu rek yooyu moo ma duggoon mais loolu du woon man de leneen la xëj na mais bi ma ñëwee aussi téye nañ ma téye bu baax bi ma ñëwee aussi ma ànd ak sama ngor gëm sama bopp depuis 2006 2007 2008 ba léegi sama mère gaañu ma gën a ànd ak sama ngor nag toog ne pourquoi pas ma gëm suñu borom rek xëy na tànt naa ñetti yoon ñi fa dee tey jii nii seeni jabar ñi ngi yaraax seeni doom ñi ngi yaraax seeni rakk ñi ngi yaraax donc kon man dem naa ñëwaat di ko nettali nii bàyyi ma gëm sama bopp toog boobu ba léegi maa ngi toog pourtant gardiennage laay def pourtant 60 000 francs laay fayeeku te musuma ko wax entreprise bu ngeen ma mayoon ma tudd tur bi 60 000 francs laay fayeeku te pourtant def naa sama projet fay sama projet si DER bi pourtant dugal naa ak frais 5 000 francs dañ ma rejeté te pourtant ci gëm sa bopp ak ñibbi si waat pourtant gëm naa sama bopp ba tey jii nii taxawal naa ci li nga xam ne laa donn ci sama papa ak sama yaay tabax naa ko dugal sama papa mi ngi dund sama yaay gaañu na xam nga dugal samay rek ba maay 4 bâtiments yi nga xamante ni mi ngi séerance pourtant lan laay def pour contribuer ci développement bu Sénégal surtout commune bu Hann Bel-Air pourtant heure bii ma toog nii liggéeyu jàmbur laa bàyyi pourtant télé yi may toog kenn joxuma dara ñu bëri yaraax dañu yaakaar ne rajo yi may dem ak télé yi ñu ngi may jox du dul jeex pourtant 60 000 francs yooyu pourtant je suis célibataire pourtant si laay réalisé depuis 2016 bi ma yàlla may entreprise boobu noonu di si taqale te tey jii nii moo tax émission bi ma doon def benn rajo bërki démb nee naa leen Ahmed rek exemple la ci xale yi du ma leen contesté nag te pourtant état jàppale wu ma amul benn politicien yaraax muy maire muy député bi fi nekk amul kenn ku ma mos a jox dërëm xaw ma sax sa kër xaw ma sax sa buntu maire organisation aussi Almando Sénégal pourtant envoyé nañ ma ay Canadiens
ay français OIM aussi noonu envoyé nañ ma lu ne ma def ak ñoom ay documentaire ba léegi sama tànk mosu fa tegu parce que dama gëm sama bopp man dama ne man li may am man maa ciy dimbali sama bopp donc bi ma ñëwee sama famille téye nañ ma téye bu ba nga xamante ne si la ma pertoon dugalaat nañ ko si man ma gëm sama bopp tey jii nii bëri na ay xarit ya nga xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi Europe maa ngi nuyu Pape Sarr Malaga maa ngi nuyu Thierno Lay Almeria ak waa Allemagne ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu tey jii nii am na ñi nga xam ne yàlla mi ngi leen di dimbali ci sama morom yooyu noonu am nañ ay kër am nañ lu ne am na ñi nga xam ne tey jii nii li ma def ñoom dafuñu ko ba léegi ñu ngi foofu Europe kon donc nga ñibbisi aussi ñu téye la wax la say valeur aussi loolu nag na fekk nga judd ci famille ba nga xamante ne famille bu xam yàlla la donc loolu taf nañ ko ci man sama retour ba damaa gëm sama bopp léegi lan mooy problème bi ñu xool solution comme ferñeent yi fi ne élus locaux yi man dama naan ginnaaw président lajj na ñi ci assemblée lajj nañ élus locaux yi nekk Sénégal ñëpp lajj parce que suuf yi nga xamante ne ñi ngi ci biir Sénégal suuf yi nga xamante ne ñi ngi ci biir Sénégal ñu koy jaay ay promoteur ñun élus locaux yi di ko jaay ay nit ya nga xamante ne élus ñu jox ko suñu waa population ay jàmpla mais damal ñàgg Lagros gis Ahmed Khalifa Niass lu mu fa am gisal Moustapha Niass li mu fa am gisal Abdou Diouf li mu fa am gisal Abdoulaye ak Karim ak ñeneen mais da ngay jég saa yi gën a ñii moom bu fekkee ñoom ñooy jox exemple jeunes yi noonu ñii lajj nañ parce que yow mënoo def loolu naan jeunes yi toog leen dañuy xaru kërëb tey jii man maa ngi gëm sama bopp toog léegi loolu gëm boobu ma gëm sama bopp xëñ na nekkul ci ñëpp léegi nag état wu Sénégal comme suuf yi fi nekk ak élus locaux yi mooy wax ñëpp dañu lajj ñi nekk ci 14 régions de Dakar ak 14 régions ñëpp dañu lajj léegi suuf si nañ ko exploité bi nag mooy état moo ñu siy dimbali ak organisation yi ñi nga xamante ne régulateur sociaux ñi nga xamante ne ñi ngi si à la base ñu jéem a gisante ak ñoom ak ñu mel ni Ahmed man dama bëgg a xam yow mi nga xam ne dund nga expérience beeg yooyu yow ci jeunes yi nekk côté yi nga xam ne moom nga dëkkal tey ñu nekk Yaraax yow est-ce que yaa ngi wax ak ñoom est-ce que yaa ngi leen dimbali pour ñu bañ a dem naka nga leen di taxawoo bu baax parce que man bi mu ñëwee 2006 visa yi jaar na si suñu koñ yi laay Wade doon joxe ñu pasare ko ba ñi ko doon jël tey dañ ko pasare visa la visa yi doon mooy 99 yi ñu njëkk a indi après dañu offrir ay visa nañ mënu leen si dem mais mën ngeen jox seen mbokk wala seen xarit ku ne mën na si dem ñu def ko bii bukki bii njuur bi saisonnier waaw ñu def ko bii bukki bii njuur bi sàmm ba mbir mi yàqu donc leneen ñëw ak yeneen yi nga xamante ni bon mbir mi ci sama xalaat li koy régler mooy élus locaux yi ñu créer ay centre formation créer ay entreprise de transformation créer ay instituts ya nga xamante ne xam nga tout type ya nga xamante ne xam nga xëy na nit bu ci nekk ëllëg dina am salaire 400 000 war a xam nga lu ko ëpp. non doo am salaire yaay fay sa bopp. jërëjëf. day dimbali sax Sénégal yaay fay yaay sa te loolu yàlla yombal na ko fii. yombal na tey mënuñu toog si or di yalwaani. waaw nañ waxante dëgg gars yi bu ñu nax. élus locaux yi jaay suuf yi nañ ko baax. merci dégg nañ ko professeur gis nañ ne fan yi ak vague migrants yi am dégg nañ ko nee nañu ñoom lu ci mel ni Italie dañuy dem ba fii ak semaine prochaine seen champs yi dañ koy mujj tëj ndax afflux migrant bi ñu am est-ce que yaakaar ngeen ne tey jii ak afflux migrant bi ñu am day dem ba déstabiliser vague migratoire bi mun a dem ba déstabiliser Europe waaw déjà déstabiliser na ko déjà parce que ñoom dañu am problème parce que ñoom seen bopp taux de chômage bi ngay wax fii ñoom ay taux de chômage bu métti la parce que Covid bi ak loolu moom mën na la ko firndeel jox la ay statistiques nu métti fii foofu la gën a métti ñoom dafa métti lool entreprise yi ñu ngi tëj amatuñu ñu fay ay salaire c'est extrêmement difficile kon vague migratoire bi nga xam ne muy ñëw mais beneen charge la boo xam ne day ñëw dolleeku ci seen kaw te gis nga man ma déggee ay tool sama yaram dafay daw parce que foofa boo fa demee wax dëgg yàlla benn ouvrier agricole ngay doon nekk di gësam ay garabu pomme di for di sol ci ay saaku ñu lay fay loo xam ne wax dëgg yàlla dafay doy waar dafay daw yaram sax mu mel ni comme ni ma la wax rek traite négrière ba nga xam ne moo newoon jamono yooyu moom rek moom moo dellu si at bu sonn te encore une fois li ciy gën a doy waar mooy li ma la wax te sa waay firndal ko léegi mooy suuf si nga xam ne mu ngi fii naaj wi mu nga xam ne mu ngi fii Cheikh Anta Diop ma doon wax mu ne mais ce soleil qui ne fait que nous brûler maanaam
possibilité yi nga am pour capter énergie solaire bii yaa ngi nekk ni di jégaani ay courant facture bi perturber sa budget nangam mu ne sa soleil qui ne fait que nous brûler maanaam énergie bi nga xam ne war nañ mën ko jëlee ci naaj capter transformer ko ba nga xam ne presque ab Senelec sax dootoo ko soxla énergie électrique sax dootoo ko soxla suuf si nga xam ne mu ngi ne gagné encore une fois man daal est-ce que du ma nekk candidat 2024 sax bon je déclare ma candidature à l'élection prochaine parce que dafa nekk loo xam ne dafa doy waar te de plus en plus yow seetloo junj na ko ay conflits yoo xam ne au niveau des localités conflits yi boo ko seetloo loolu phénomène bu garaaw la de plus en plus dañ naan ay diw réewu diw ñoo ñëw fii dagañ la ñeen nangam hectare ah non suñ suuf ñoo ko moom mais la loolu dafa doy waar dafa lay won ni fi mu nekk nii ñun lii nga xam ne ñun ñoo ko moom ah gannaaw ñun xamuñ ni lii or la xamuñu valeur la am na ñoo xam ne dañuy jógee fee ak la complicité ñoo xam ne ay doomi réew mi lañ di fexe aaki moo suuf soofa xam nga buñ ko aaki moo lu ñu koy def dañ fay béy lañ fay béy ñu jëlee ko fële defar ko ba mu baax delloosi ko yow di la ko jaay mooy dal c'est inadmissible nga nekk fii Sénégal suuf ne gàññ ngay dugg ci magasin dem ci marché fekk fa tomate bu ñuy importé fekk fa soble bu ñuy importé fekk fa patate bu ñuy importé fekk fa langam bu ñuy importé mais au nom de quoi alors que sa propre dëkk loolu ngay jëlee da ngay xool ay orange ak ay clémentine ngay dem ay banane ak ay dem ay Maroc ak fu nekk di ko fa jëlee doo ko defaree fii ndaw yi liggéey encore une fois naa nekk candidat 2024 saret yëpp naa leen jox liggéey parce que dinaa jël suuf si liggéey ko ku ci nekk ma jox la ay moyens ay intrants nga liggéey man état ma jënd ko jaay ko comme bi dellu soit ci réew mi donc j'annonce officiellement ma candidature à 2024 de du ma def noonu damay soxla loolu laay ragal de non nga changé Issa est-ce que vague migratoire bi naka la ci waaw voilà dama bëggoon un peu nga ñëwaat ci vague migratoire bi ni muy déstabiliser Europe. Absolument. ak un peu si vous avez des chiffres aussi par rapport à ça. non ce qu'il faut dire rek mooy sànq professeur mu ngi koy wax gis nga tey jii Covid bi aussi dañ ko war a jël en charge. naka la déstabiliser l'économie mondiale. tey jii en Europe Italie précisément chômage bi dem na ba 16%. donc bu ñuy wax nit ñi que liggéey bi dafa bëri. boo ñëwee da ngay ñëw rek sëgg fort mooy ñu leen di jaay comme j'ai dit sànq benn rêve boo xam ne dafa uute ak réalité bi. waaw te loolu c'est pas seulement en Italie mooy yeneen pays yëpp Espagne. tey jii impact bi nga xam ne Covid bi am na ko ci seen économie mais c'est dévastateur. loolu nag mënuñu ci mucc ñun. parce que ñun suñu économie dafa extrovertie. ñun suñu li ñuy jëfandikoo lu bëri ci Europe lay jógee. li ñuy yaakaar lu bëri fa lay jógee. donc erreur bi waaw erreur la comme tu l'as dit am na yoo xam ne yow di nga ko mën a wax man du ma ko mën a wax en tant que Nations Unies. mais tu le dis bien et je le d'accord naa ci à 100%. moo tax finalement li ma jàpp ne war def aussi d'abord mooy ñu sensibiliser jeunes yi ci wax leen ne yéen li ngeen yaakaar ne moo am Europe amul Europe. am na ñu bëri ñu def ay vidéo di poster ay mbir di wax ay mbir mais dañ koy mbubboo rek mais boo demee ba fekk leen fi ñu nekk da nga leen di yërëm. am na ñu jógee fii bàyyi seen liggéey bàyyi seen teranga dem ba foofu gis ñi gars yi nekkee ñu dëpp ñëwaat te boo dëppee ñëwaat tu reprends à zéro. jaay nga sa atelier tailleur jaay nga sa jumtukaay dem jox ko nit mu yóbbu la nga dem ba foofu gis ne li nga yaakaaroon moo amul nga ñëw reprendre à zéro. donc c'est des réalités yoo xam ne tey jii malheureusement am na ñuy surfer sur loolu pour am koom. am na loi Sénégal boo xam ne de 2005 buy réprimer phénomène boobu. mais li tax loi boobu am jafe-jafe pour ñu mettre ko en œuvre mooy ñi ko seq tey jii bu ñuy wax capitaine yi di leen jox un exemple. waaw mooy xamuñu lu xew. parce que capitaine yooyu ñooy sànq jeunes yi ñoom ñooy passeurs yi. ñooy passeurs yi ñooy sànq jeunes yi en réalité te ñoom aussi des fois dañuy voyager gratuitement parce que condition bi tax ñuy nekk capitaine. te ñoom dañ leen di yóbbu ñu ñëwaat. voilà donc xam nga mooy ma wax ne réalité bi dafa uteeg lool ak li ñuy wax ndaw ñi. ñu jël ay nit ñoo xam dañ leen di sànki def leen ay royuwaay def leen sax ay héros. gis naa récemment ci Facebook bi ay jeunes yi dem jël vidéo di poster naan yaay ji boo demee jël ci boutique ba tekki naa. jëlali te yow wàccagoo déjà sax Italie yaa ngi ci biir ndox mi donc mooy wone tey jii psychologie jeunes yi fan la toll. fan la désespoir bi toll. fan la tey jii ñàkk repère bi toll. donc moo tax je reviens pour waxaat ne c'est vrai il faut des politiques de développement mais il faut beneen mbir muy reconstitution sociale. c'est lié. loolu moom mënul ñàkk bu ñu ko deful rek bii ndaw yi tu vas créer des entreprises ici ay PME dugal lañ ci tool yi mais bu luñ ci am as néew dañ koy denc pour jéem a demaat. te tey jii politique de développement yi am na ay programmes yoo xam ne OIM daf koy mettre en œuvre bu xale yi ñëwee
jox leen am koom tegal leen ay projet mais luñ ciy def lépp mooy jéem a delluwaat ñu si bëri duñ toog. loolu lañ jox 800 000 500 000 ñu defaat dara activité luñ ci am jéem a demaat beneen voie lañuy employé. pour poser wu la question pourquoi ñu bëgg a delluwaat. waaw parce que justement comme j'ai dit sànq tey jii dafa am loo xam ne dañ koy gëmloo ndaw ñi pour ñu mun la naw foog nga am koom. te loolu nag. c'est pas étranger ñoo koy def ci suñu biir la suñu diggante la bu ma amee rakk boo xam ne maa ko magee 10 ans buñ ko joxee cër c'est parce que moom mooy gérer dépense su kër gi donc loolu ci suñu biir la. Ahmed waaw man dama bëggoon rek nga parce que xam naa ne émission bi ñu ngi ci fin bi mais li ma bëggoon nga wax ñu rek mooy tey jii benn candidat bu taxawoon fii sa kanam di waaj a jël gaal lan nga koy wax. bul dam wax dëgg fa yàlla bul dam mais dina la ne yow de tenté nga ñetti yoon. waaw mën na la yàlla moo ko dogal xëy na la ma duggoon la mais fi mu ne nii damay regretter maanaam bu ma koy expliquer nii sax damay rus moo tax bi ñu jógee 2006 comme association yi comme maa ngi si doon dugg sànq. dóor yi bëri lool mën a tekk rek bàyyi leen ñuy kërëng-kërëng yàlla dogal ñu créé benn association le 31 octobre 2018 ñu tuddee ko woon défense pour la jeunesse et la protection des enfants. ñu defee suñu assemblée def suñu enquête morale gendarmerie bi ñu ko dugalee intérieur moment boobu Aly Ngouille Ndiaye moo fa nekkoon mën nañu yéen waru leen défense waru leen liit parce que ñun état ñoo ko mën donc ñu respecté règlement yi bi ñu ñëwee ñu defaat réunion ci WhatsApp bi ñu créé beneen tour bu ñuy wax association pour la formation et l'insertion des jeunes. donc ñu def suñu enquête morale gendarmerie déposé waat yàlla dogal mu génn mois de juillet tombeek mbas bi. léegi di nuyu président Mor Fall léegi depuis boobu ba léegi ñun ñi ngi def benn sensibilisation ci biir commune bu Yaraax. comme li ngeen wax rek depuis boobu ba léegi financement yi bëri na Yaraax financement yu bëri dugg na fa ay famille lekk ko ak ainsi de suite ba sigil aan bi ma mujjee. ak yeneen léegi nag ñun bi ñu xalaatee ne comme organisation ñi ngi dugal lu bëri dañ jàmbaar lañ de. am na benn député allemande bu fi mosoon ñëw bi fi présidente allemande bi ñëwee député gauche la bi mu ñëwee keroog association bi ma nekkoon membre boobu suñu association bi créé ma ko. bi ma waxee mais ñëpp dañ ma contrer ne ma yow yàq nga suñu kaañ parce que financement lañ doon xaar man leen noo du financement. léegi affaire bi nañu xool ñun de ñi ngi ci de. 14 régions yëpp def nañ fa ay ñi ngi def ay sensibilisation xëy na mbas mi lu bëri dootuñu ko man léegi ci WhatsApp bi la ñuy def. léegi suñu xalaat mooy ut ay matériels yu jëm ci wàllu agricole. sa waay jéem a dem ci. bay dundee. bay man loolu laa gën a gëm. man soxlaa mu ay financement amet soxlaw te yàlla bu mu lekk sax financement ay organisation sama loxo ci kaw. mais li ma bëgg boo gisee mooy sonn di wax guddeeg bëccëg. pour ñu exploiter terre bi. élus locaux yi ñi fiy ñëw seen mandat jeex na ñii ñëwaat te dëkk ci 14 régions ak ñi nekk ci région de Dakar nañu fexe ba suuf yi fay nekk foofu ñu def ñu programme bi ñu yor président Mor Fall ak programme association pour la formation moom programme mooy 14 régions yi fu ci nekk te mi ngi ci dox ay jéego fu ci nekk ñu am fa hectares yi nga xamante ni daañu fa am ay centre de formation lu demee ni couture cordonnier menuisier métallique menuisier bois ba ci lu jëm ci artisanat bi yooyu yëpp dëxëñ nañ ko ak ay këyit léegi loolu nag bu ñu ko defee ci 14 régions yi ak ci communauté rurale yi arrondissement yi ak ci village yi nga xamante ne sax pour ñu sol lu baax foofu ñu ñëw Dakar wala Touba wala feneen tey ñun foofu la ñu bëgg a dugg waxtaan ak élus locaux yi ñu délivrer ñu ay hectares état jàppale ñu ci loolu ci ndox ak matériel sa waaye ñu bay di dundee di def ay conversation ya nga xam lu koy mën a conserver la nga xam ne dina mën a génn fu ne ci Afrique loolu mën na nekk pourquoi loolu nag mënuñu ko def man de sama xalaat ci Sénégal lu koy régler lii rek lañ mën def ñu dem jublu ci suuf si te bàyyi élus locaux yi suuf yi ñuy jaay ak yeneen ak yeneen di ko jaay étranger comme li père wax rek ñoom ñëpp fi mu ne nii Sénégal la ñu teg bët c'est clair Sénégal la ñu teg bët kon nag jeunes yi nañu am seen fulaak fayda nañ baggaal gi ku ci nekk ba ñu xool intérêt sa intérêt bopp nga xool sa intérêt gox xëy na ñëpp mënuñu bokk nekk commerçant ñëpp mënuñu bokk métier mais bu ñu farañ fàccee ñetti groupe bi xëy na ñii dinañ dem ñii dinañ mën a def commerce pourtant li ñuy bay dina am ku ko jaay logistique bi li ñuy bay dina am ku ko yeb ci oto de pourtant yu yëpp ay emploi yu mën a créer la te loolu nag bu état amul vision boobu ay ministère am amuñu vision yi organisation yu mel ni OM aussi
waa Yaraax yi wala waa Pikine nekk fa di ko dundee am na ñoo xam si immigration clandestine la ñuy dundee ba ci île yi sax Italie man am na ñoo xam bu ñu ma woon bu ñu amoon accès woon dañu woon ba ci dañuy dund sax ci Croix-Rouge ba ci yenn ba kuréel ci nature ba ci man dañuy dundee parce que waa Yaraax ñi fa ak ñeneen ñi waa Thiaroye te ñooñu ñëpp amul benn la nga xamante ne lu congrès luñ mën a teg ay financement li ciy dund moo ëpp li ciy dee waaw man finance boo ma financé 300 000 bu ma demee sama kër dama koy lekk wala sama papa am problème damay génne jox ko ngay teg ay infrastructure yooyu amul njëriñ kon donc léegi nañ exploité suuf si yombal ndox mi loolu nag former ndaw yi ñu am formation professionnelle ak qualité dafa leen diplôme parce que ni doog a jox diplôme ba pare mu toog da nga koy accompagner mu doog a dem mu soog a dem loolu nag buñ ko deful nag mbir mi nee naa leen de xaw ma yàlla dina ma yóbbu 2024 wala yàlla la wóor de yàlla mi yor sama bakkan mais buñ yóbbu fan maanaam ma dund ba 2024 wala 25 yàlla la neex de moom mi yor sama bakkan mais buñ ko deful lu gën a garaaw dinañ ko gis ci affaire immigration non damay nekk président damay régler man de du ma politique man ànduma ak Macky ànduma ak ma Samba ànduma ak ma dem man li ma àndal mooy jeunesse su Sénégal ak képp ka nga xamante ni politique la moo politique maanaam nga jëli xéewal ci àll bu ñëw indi sa gox man bëgguma daray Sénégal lu dul yokku Sénégal pourtant man li may def nii nee naa la mën nañ ma see dàq te rajo yi kenn fayu kon donc nañu état nag na yeew ñun duñu ay wax na ñetti yoon rajo yi fayuñu ko waaw nañu yeew man kenn c'est soxlaa mu fay parce que ku ma wooy dama naan la sama expérience laay partager nit dégg kenn mën na ci dégg jëriñ sensibiliser parce que mbir mi daf na ma sociologue daf na ma régulateur ci immigration kon donc yàlla may na ma see xam-xam am nga si expérience macha allah nañu bàyyi xel ndaw yi ndaw moo yor ëllëg réew professeur laata ma lay bàyyi ngay tàggoo ak mbokk yi rek dafa am benn question bu ndaw bu ma bëgg nga wax ñu si ki nga xamante ne taxaw na ngir dem avec les idées avec la tête pleine de rêves est-ce que kooku neex na dissuader pour mu bañ a yëg gaal neexul dissuader mais boo ne avec la tête pleine de rêves da ngay fexe mu mën a rêver fi mu nekk ba pare pour nga tere ko rêver encore une fois boo ko offrir rêve fii xam nga Napoléon Bonaparte daan na jàngale ne un bon leader est un bon marchand d'espérance pas au sens perfide mesquin du terme mais maanaam il faut nga offrir possibilité rêve gëm ne man fii Yaraax gii ma nekk wax dëgg yàlla war naa fee mën dem à la conquête du monde mën naa fee réaliser wu pleinement entièrement boo gëm lawul mais mënoo fexe ba rêve d'Europe boobu dañ ci xel mi parce que da nga koy offrir beneen alternative booy tax buy géntati gént boobu fii la koy def te xam ne fii mën na ko def Yaraax la wax mais Yaraax il y a quelques petites années moom il le sait mais Yaraax dafa nekkoon ci les baies au monde yi gën a rafet Yaraax c'était un paradis écologique mais dañu toog di ko seetaan boo fa demee fi mu nekk ni kenn xamul li muy nirool jën yu nëb yeeg détritus yeeg gaal yu yàqu yeeg parce que kenn investiru fa kenn sàmm ko kenn fexewul Yaraax jëriñ ndaw yi Yaraax yi d'abord su mën a Yaraax nag mën nga ko multiplier par l'infini donc encore une fois ki nga xam ne teg na saagam ci booru gaal bi pour dem lenn rek moom moo koy tere dem nga ne ko kay jàpp ci lii boo ko ne kay jàpp ci lii xëy na mën na am fitu bale waaye toogal rek ndax yàlla nee na toogal rek ndaxte boo moytuwul wax dëgg yàlla sa bakkan des ci ki nga xam ne lekkul naanul fii moom dafa dee ba pare ki dee ba pare nag ragatul dee. Issa ñu bàyyi la nga tàggoo wax sa dernier. waaw di remercier professeur ak Ahmed waxtaan bi am na solo trop sama dernier mot rek mooy su ma jàkkaarloo man ak benn ndaw dinaa ko wax ne aussi am na ñoo xam ne ñu ngi koy gëmloo ne Europe mooy yoonu tekki bi te ñoom seen jubluwaay mooy am ci koom ñu koy wax des trafiquants de migrants di ko wax ne ñooñu nag mun nañ ko yóbbu sax ba Europe moom mu mujjee nekk sànq yaa ngi wax lu am solo mujjee nekk un esclave parce que tey jii am na ay jeunes yoo xam ne dañuy fay gaal dem ba Europe mais bëgg a tekki bëgg a liggéey ak ragal a dellu si ñu nekk quoi des victimes de traite mooy ay nit di leen exploiter foofu fu ñu la waroon fayee 100 francs ñu fay la dërëm te doo ko sañ a bañ parce que boo ko bañee doo dund te boo ko bañee yaa ngi risque pour nga dellu si waat donc loolu aussi il faut que ñu jox information boobu jeunes yi maintenant ku bëgg a dem moom kenn mënu ko tere dem mais au moins boo amee information bi mun na am yenn gàllankoor yi wala yenn jafe-jafe yi mun na mu dégg ko. waaw di leen remercier bu baax a baax. jërëjëf Ahmed ñu tàggoo ñu bàyyi la nga wax sa dernier mot. waaw ñu sant yàlla rek di rafetlu émission bu baax Ndiathiar di wax ni jeunes yi ñu gën a góorgóorlu rek te ànd ak dal ànd ak gëm suñu jikko maanaam bu ñu ko dara tax ñu koy pasarte ndax alalu àdduna parce que lépp fi lay des. tukki liggéeyu ndey du tukki. liggéey ndey mooy
bañ a torox àdduna nag ku fi nekk di nga sonn mais yàlla bind na ko dul torox loolu mooy liggéeyu ndey mais du question xaalis nañu bàyyi matériel wala leneen ak leneen nañu gëm suñu bopp ñu toog di nuyu waa Yarax bu baax di nuyu sama papa bi ma jógee bi Ablaye Fall ak sama frère Mor Fall ak vice-président bu association pour la formation Adi Mbodj ak membre yëpp ak jeunesse Sénégal ñi nekk bitim réew yëpp Ahmed mi ngi leen di ñaan suñu borom dafal ñu taw feex kàddu bu amee dara lu si dëng si jëmm ji la bu amee dara lu si jub suñu borom la rek ndax rek rien que pour jeunesse Sénégal mën si am ak exemple daal di leen jaajëfal bu baax ñaan suñu borom barkeelal kër gi vraiment yéen ak média wu Sénégal yéen a ngi liggéey lu am solo yéen a ngi génnee mbuut yi yéen a ngi bëgg jeunes yi am gëm-gëm toog jeunes yi jàpp ci dara kon yal na yàlla barkeelal leen jaay Mouhamed ak ñi fi toog ñëpp ak Sanke ak professeur amiin di leen remercier yéen tamit Issa Saka ak Ahmed Fall mi nga xam ne toogoon nañ fii tey en tant que invité pour si suñu thème bi di remercier aussi professeur Songué Diouf comme toujours avec toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de l'émission, l'équipe digitale également. Merci et à mardi prochain.